amaat mbégte di leen gunge ci journal de la campagne mbokk yeeg xarit yi seetaan TFM ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci ëtt bi fii nag nga xam ne kon journal bi ñu jagleel wàllu campagne électorale bi ni ngeen ko xamee donc ñeenti fan képp moom moo ci des laata ñu tëj ci campagne googee tey nag ñi ñuy dooree mooy coalition Benno Bokk Yaakaar ni ngeen ko xamee ne juróom-ñett ñoom ñoo soobu ci voté yi coalition Benno Bokk Yaakaar kon demoon ca diwaan bu Thiès foofee tête de liste am di Aminata Touré ñu teeru ko teeru bu am solo foofee kon responsable yi nag xamle ne lenn moo leen yitteel say la ñuy def doon benn ba voté gi téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi ne nañ bëgg nañ Benno Bokk Yaakaar daal di koy jël ci loolu nag Aminata Touré tax sukkandiku ci daal di yëkkati ay kàddu yu ñagas teg ko tamit ci ndodd kujje gi nee na ñooñee nekkeewuñ fi dara lu dul ay wax ju bëri te liggéeyuñu lenn Aminata Touré foofee ca diwaanu Thiès ak Cheikh Anta Diop. daanaka kenn desul kàngam yi kilifa yi nekk ci APR ñi bokk ci Idrissa Seck farandoo yi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar jóge woon fu nekk ci département bu Thiès dikkoon doon teeru si Mimi Touré nekk tête de liste nationale coalition Benno Bokk Yaakaar responsable yi ku ci nekk nag jàjji nga dégg nga. pour avoir plus de 80% et que ñu jël Thiès te ko suñu le président Macky Sall. mbokki Thiès ñu ngi leen di nuyu. depuis 2 heures de temps ñu ngi jéem a agsi fii ci place de France mu jafe ñu lool ndax mobilisation exceptionnelle bi ñu gis ci yoon bi yëpp. ci kaw oto bi jël micro bi li mu jëkk a wax jàngalekat yi la ko jagleel. dinañ wax ak suñu mbokk enseignants yi. hausse des salaires bi leen président jagleel mësu koy am. mu ngeen am ci une hausse ça va de 18 000 à 95 000 pour certains. loolu musul am. leneen it mooy lu ko metti lool te kujje gi jël ko di ko campagne di ko politiquer. man dama am sët bu nekk sama kër. dama ne waaw c'est quoi l'homosexualité ndax ñi ko yor def ko agenda ñoom ñooy def la publicité voilà matin midi soir ñaari tur yi c'est eux qui font la promotion. président Macky Sall c'est tant que mu ngi fii ci bopp réew mi kenn du fi légaliser l'homosexualité. waa kon wax jooju war naa fereen ku laay bu yàgg. Mimi Touré nee na mobilisation bu rëy nii de mi ngi koy doog gis fii ci Thiès te am na yaakaar ne dimanche bii di ñëw Benno Bokk Yaakaar dina dégg wiiw Thiès ak ci département bi. Cheikh Anta Diop beneen mobilisation bu rëy ñu nemmeeku fële ca diwaanu Bambey ak coalition Yewwi Askan Wi caravane ga Ousmane Sonko daal di koy jiite foofee nag kon ca guddi gi la fa daal di yegg moom Ousmane Sonko bokk na ci li mu sàkku ci waa Bambey rawatina ci ndaw yi mu ne nañu dem jëli seen carte électeur ci commission yi naka noonu itam bu bésu vote bi jotee ne nañu des ci centre yi sécuriser vote bi bu baax a baax ndaxte jàpp na ne régime wayu nee na la ñu nekk te ñooñee nee nañ du ñu dellu ginnaaw sax bu dee am nañ possibilité sàcc élection yi ñu teewlu ay kàddoom Babacar Diouf moom moo ko taataan foofee ca diwaanu Bambey. lañ leen ne démocratie la ñu nekk kaay leen ñu toog ngeen andi seen programme ñu andi suñu bos ñu jàmmarloo ñu daw ne dañu def loolu kon wax ji jeex na Sénégal yëpp xam nañ ko yor dëgg bi xam nañ ko yor xam-xam bi xam nañ ko yor programme bi la ca des mooy dem leen retirer carte d'électeur yi ndaw ñi laay waxal nag dimbale leen ñu ngeen jëli carte électeur yi bu loolu weesoo dem leen voter massivement fii ku fi ànd ak Ablaye Wade ak ku fi ànd ak Ousmane Sonko ñoo ci yem benn bulletin moo fi am mooy bulletin Yewwi Askan Wi mooy bulletin bi gën a yomb nag ndax ci 8 bulletins yi am benn ci amul photo ndax waa ji nee na dafa ragal Ousmane Sonko ba ragal sama photo nag sama photo sax da koo ragal kon su ngeen duggee ci urne yi bulletin bu weex bi am benn moom rek a ñàkk mandarga moom rek a amul photo moom ngeen di jël dugal ko ci urne bi waaye nag dama leen di ñaan dara yéen jeunes yi dama leen koy ñaan de ndax xam ngeen ni ñoom ay sàcc lañu ni ñuy sàccee alalu réew mi la ñuy sàccee élection yi dañoo bëgg bu ngeen wotee ba pare na ngeen toog surveiller bureau de vote yi bu leen dem de est-ce que doyal ngeen ci Macky Sall. mu nekkoon Ousmane Sonko moomee sax ñu di ko xaarandi ci diwaanu Ziguinchor foofee ñaar fukki fan ak juróom-ñett
ñett la fa war a yegg mu mel ne nag ñu ngi koy xaar bu baax a baax leneen lu ñu nemmeeku itam ci diwaanu Ziguinchor ci campagne électorale gi ren ji ñu gis ne meeting yi dafa wàññeeku lool li ñuy gën a farataal rek moom mooy visite de proximité yi maanaam porte à porte yeeg yu demee noonu la ñuy def dem wutali diwaanu Ziguinchor en direct fekki suñu naataango Lamine Ba ñu ngi lay nuyu. T5310 maa ngi lay fay Ibrahima Kane ñoo ngi fii ci Ziguinchor na nga ko waxee li nga xam ne nag moo di campagne électorale bi ma ngay wëy li nga xam ne nag moo di coalition yi daanaka ñu bëri jaar nañ fi ba dem ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko di nga xam ne nag moo ngi amal campagne ci biir réew mi ñoo ngi ko fi xaar le 28 ñu war ko fi teeru li nga xam ne mën nañ ko seetlu nag te ñu mën ko ci yokk mooy coalition yi li ci gën a bëri li nga xam ne dañ koy amal mooy lii di ab porte à porte dañuy dugg ci kër yi ndaxte ren nemmeeku nañ ne lii di meeting yi wàññeeku na fi bu baax a baax wala li ñuy dippee RPI li ñu koy faral di gis bëriwul ba tax na tey coalition bokk gis-gis liggéey bi nga xam ne donc Babacar Diallo la ñu investir tey na fa nga dem na tey fa nga xam ne moo di Boonum nekk ca Adéane donc mu doon amal li nga xam ne nag moo di donc moom ak porte à porte ak i caravane waaye li ko moom li weesu ki nga xam ne nag moo di coalition bokk gis-gis liggéey bi di coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ngi doon amal lii di donc porte à porte fa nga xam ne nag moo di Ziguinchor fii sax waaye dem nañu ba ci biir département bi dem ba ci biir Boutoupa Camaracounda ñoom ñee coalition Benno Bokk Yaakaar sa tey ci kanam tuuti ñoo ngi war a amal li nga xam ne moo di ab meeting fa nga xam nag moo di Santhiaba coalition Yewwi Askan Wi porte à porte lañ doon amal tey seen tête de liste départementale ba coalition seen tête de liste départementale ba di Guy Marius Sagna moo ngi yoon ci Adéane tey moom donc di jëm fa nga xam nag moo di bërëb yooyee ci biir département bi ndaxte ñoom ñëpp dañuy faral di génn suba si dem ci biir donc ci kaw gi balaa ñoo ñëwaat li nga xam ne nag moo di guddi gi amal ay porte à porte ci biir Ziguinchor. coalition les serviteurs ñoom ñu ngi woon tey ca Tilène les serviteurs MPR dem nañ fa nga xam ne moo di Tilène doon amal li nga xam ne moo di porte à porte loolu lañu nemmeeku ci yeneen coalition yi mu ngi mel ni coalition Aar Sénégal moom it daanaka boo leen laajee li ñu faral di la xamal mooy ci biir Ziguinchor la ñu amal porte à porte waaye dañu génn it di amal caravane ca biir département ba campagne ba nag jamono ji Ziguinchor mën nañ ne donc sóobu nañ ci dernière ligne droite ba li nga xam ne mën nañ ko ci yokk daal mooy ku nekk yaa ngi la li say pexe ngir mën a jël ndam ci biir région bu Ziguinchor nga xam ne région stratégique la ci li nga xam ne moo di dispositif électoral bi élection yi weesu waa Yewwi daanaka ñoo fi gagné woon commune yu bëree bëri Benno Bokk Yaakaar nag bëgg a jëli loolee pour inverser li nga xam ne moo di tendance bi ba tax na ñu bëri ñu ngay bàyyi xel Ziguinchor jamono ji ci li nga xam ne nag moo di campagne électorale bi ak élection bi nga xam ne war nañ ko amal dimanche 31 juillet. En direct ci diwaanu Ziguinchor ci biir journal de la campagne Aar Sénégal la ñuy desandil moom itam Aar Sénégal ak mbërëm bu mag bi nga xamante ne moom mooy Thierno Alassane Sall nekk tête de liste nationale moom mu nga woon ca diwaanu Mbour bokk na fa foofee nag li mu naqarlu mooy mbënd mi ñuy nemmeeku fii nii ci réew mi saa yi su tawee moom Thierno Alassane Sall jàpp na ne boo demee réew bu ci mel ne Cameroun ca diwaanu Douala nee na lam fay taw ci benn bés du ko taw sax ci ñaari fan fii nii ci Sénégal kon nag bu demee ba ñuy gis mbënd yi fii nii kon loolu nee na li muy wone mooy nguur gi deful ay jéego yu mat ngir teg ab système boo xamante ne nii bu assainissement bu mucc ayib la looloo waral yenn yi di fi nemmeeku bu fekkee ne jàppandi na ñu teewlu kon Thierno Alassane Sall. du ñàkk bu tawee 80 millimètres ñu jàpp ni ndoxum asamaan si yëpp sotteeku na ci suuf si alors que boo demee Douala wala wala Libreville lu muy taw ci benn waxtu du ko taw ci ñaari fan ci Dakar wala Mbour te bu tawee ba sebet rek mel ni musul taw nga ñëw fii tal yëpp fees kër yi fees mbedd yi fees lu ko waral parce que Douala ñoom xam nañu taw jàngoro yu mu leen mën a jural loolu tax dañu am ay caniveau yoo xam ne day drainer ndoxum taw bi foo toll mbedd moo romb am na ay caniveau pour drainer les eaux de pluie fii nag amul benn effort bu ñu def ak dëkk bi nu mu mën a mel.
mu nekkoon Thierno Alassane Sall di tête de liste nationale bu Aar Sénégal ñu desandi ba léegi ak Aar ñoom la ñu jagleel nataalu bés bi mu ngay wuyoo ci turu Nogay Diop ñu samp ko ci liste yi mu nekk juróom-ñetteelu position bi ci liste nationale bu Aar Sénégal moom soxna la soo xamante ne day yëngu ci wàllu développement naka noonu itam di jàppale soxna yi ngir ñu am ay financement fa mu dëkk ca Thiès di taaxu kaw Kër Cheikh nee na nag kon buñ ko tabbee ca pencu ndaw réew ma lam fay def mooy toogal askanam bu baax a baax di leen taxawu lépp lu jëm ci seen jafe-jafe mu fexe ñu saafara ko ñu teewlu kon Cheikh Anta Diop ak nataal bi. ñi ngi ko fekk fii ci taaxi kaw di quartier bu nekk ci Thiès Nord kii di soxna Nogay Diop ñu gën koo xam ci madame Mbacké jigéen la bu jàmbaare ñu bëri xame ko ci wàllu développement jàppale jigéen ñi ci ay financement taxawu leen tey ci wàllu politique am nay jaar-jaar. li ñu dugal ci politique. dañu jaar ci développement jaar ci ONG gis suñu gox yi ni mu fooyooyee gis suñu askan ni ñu amee jafe-jafe ci wàllu gu nekk nag boo laa rek muy metti ñu jàpp ne ñun ñi tey ji war nañ mën a nekk guide ci suñu askan loolu moo ñu dugal ci politique. ñu ngi ko tabb nag juróom-ñetteelu place bi ci liste nationale Aar Sénégal soxna Nogay Diop madame Mbacké na nag bis bu nekkee député dem ci assemblée nationale askan wi la fay toogal. waaw maa ngi ci juróom-ñetteelu position ci liste nationale bi Cheikh Anta li nga xamante ni mooy suñu yéene ndax lépp lu waaye di def na nga wax sa yéene mooy fexe ba nga xamante ni dinañ jóg défendre suñu askan. gis nañ ne yoon yi jafe-jafe la boo xoolee rek ci jamonoy nawet bi diggante démb ak barki démb foo génn amul fenn foo mën a jaar li ko indi nag mooy ñàkk a saytu li nga xamante ne nii mooy jafe-jafe askan wi. teyit yu jëm ci fukki poñ ak ñeent yi nga xamante ni ñoom tabax nañu ko ci ab téere. ngir bu ñu nekkee député ñu mën koo wéyale loolee dina ko topp. mu mel ni ba tey soo jëlee ci contrat de législature bi ci wàllu ndox mi jafe-jafe yi ak courant bi da ngay xëy rek ñu indil la facture mu mel ni su boobaa nag dañu war a mën a fexe ba nga xamante ne nii su yàlla mayee ñu loolu képp koo xamee ne loo taal da nga koy xam loo lakk ci ndox it da nga koy xam loolu waa Aar Sénégal ñoo leen koy proposé te incha allah dinañ ko defee noonu. ay ñoñom ay dëkkandoom ay am di jàmmam. bés bu nekk dañuy ñëw fii ci kër gi ñoom ku ci nekk indi na seede ci soxna Nogay Diop madame Mbacké. xaarul kenn pour def lu xewle mu ngi ci bu ñu nee pont këri kaw moo ciy dox ba mu am bu ñu nee làmp moo ciy dox ba mu am boole ko du dugganteeg nit ñi. parce que dafa nekk femme bu engagée une femme battante koo xam ne ba muy def lu baax booba bu tëggul député tubar fakal la aada day jël ci alalu boppam di ko def ci nit ñi tubar fakal la soxla yi moo ci gën a gaaw. aajo yi moo ci gën a gaaw mi ngi ci tabaski yi macha allah mi ngi ci korité yi aada mi ngi ci onance yi ak ñun tubar fakal la ñun suñu kër dañ daan xuus bu masaana taw kenn du am foo jàll onance la ñu defal ci koñ bi ndox mu ñëw versé ci ndoxu taw bi. boo ko gisee ku bëgg nit la waaye nee na loolu sàcc ko ndaxte nee na bokk na ci ay sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall ba tax nee na loolu moom moo ko gën a yokk mu am pas-pas liggéey ñaq jariñu te it dafa taxaw temm ngir jariñ askan wi rawatina waa Thiès ak quartier bi mu dëkk di taaxi kaw Kër Cheikh. ci taaxi kaw Kër Cheikh ñu dellu siwaat fii nii ci Ndakaaru dem ba département bu Pikine foofee nag ni ngeen ko xamee élection yi dibeer gi ñu dëgmal la wante coalition Benno Bokk Yaakaar nee na du may dara opposition bi foofee ci département bu Pikine Abdou Karim Sall amaloon kon ab caravane dem ci Diamaguène Sicap Mbao ak it Thiaroye moom Abdou Karim Sall teg ca ne yëf yi ba léegi jeex na ba noppi gañe gi moom lu wér te wóor la ndaxte Diamaguène Sicap Mbao nee na rëccu nañ bu baax a baax li ñu sampee woon maire bu jugee ca Yewwi Askan bi ci élection locale yi ñu dëgmal ba tax na ñoom ñëpp nee nañ bi yoon coalition Benno Bokk Yaakaar lañu na ma voteel ñu teewlu. coalition Benno Bokk Yaakaar ne mbébétam mooy jël bépp poste député bu am fii ci département bu Pikine donte mu ngi doon taw yu metti ci week-end bi teewul coalition bi nekk ci nguur gi amal ab caravane dem saafonteeg askan ba yeewoo ca Diamaguène Sicap Mbao naka noonu itam ca Thiaroye. li ñu gis fële ci Diamaguène Sicap Mbao gis ko ci Thiaroye-sur-Mer gis ko ci Thiaroye Gare gis ko ci Mbao gis ko ci Tivaouane Diacksao loolu wane na ni bu soobee yàlla slogan bi jeunes yi di wax 5 sur 5 ce sera 5 sur 5 mais également ce sera 12 sur 12 parce que nous allons gagner l'ensemble des communes du département pour donner à la coalition Benno Bokk Yaakaar ndam bi nga xam ne moom le président de la République mérité
parce qu'il n'y aura pas de cohabitation. Abdou Karim Sall ne moom xalaatul lenn lu dul ndam fii ci département bu Pikine mu teg ca ne coalition Yewwi Askan Wi dafa lajji ba noppi. bi ma traversé commune de Diamaguène Sicap Mbao les populations sont sorties pour wax ma ni dañu regretter bu baax pour tànneef bi nga xam ne def nañ ko ba tànn maire bi nga xam ne maire Yewwi la moo tax monsieur le maire cette commune sera reprise et sera dans l'escarcelle bu soobee yàlla de la coalition Benno Bokk Yaakaar. ay fan yu néew des ngir jeextalu campagne électorale bi Benno Bokk Yaakaar ne day wéy di saafoonteeg askan wi sàkku ci ñoom itam ñu voteel Benno Bokk Yaakaar ngir moo am majorité ci assemblée nationale. askan bi ñoom itam ci li leen soxal lan la ñuy xaar ci député yi ñu nar a samp ca penc ma fanweeri fan ak benn ci weeru sulet ca Kaolack la ñu jëm dajee ak ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal vélo Jakarta ñoom nee nañ nag li ñu soxla mooy 14e législature bi di xalaat bu baax a baax seen i bébét foofee ca assemblée nationale leneen li ñu sàkku moom mooy décret bi jëm ci réglementation vélo taxi yi nee nañ décret googu lañ bëgg ñu jëmmal ko soppi ko ab loi ñu taataan seen kàddu Pape Mbaye Diawo moom moo ko def. parce que dañuy faral di gis ni d'habitude politiciens yi ñu daan fal buñ leen falee du ñu représenter askan bi d'habitude intérêt seen parti ak coloration purement politique la ñuy nekkee ci hémicycle bi te loolu wax dëgg yàlla ñu ngi koy déplorer bu baax a baax a baax a baax ñun askan bi nga xamante ni mooy la jeunesse du Sénégal jeunesse bi nga xamante ni ñun ñoo nekk di yëngu ci secteur transport spécialement ci Jakarta. ñu ngi bëgg ñi nga xamante ni jox nañ leen seen kaddu suñu kaddu pour ñu dem teewal fa am na ay lois yu ñu voté woon pour ñu mën ñu former moderniser ñu orienter ñu ci transport de référence loolu la ñuy xaar parce que Jakarta dëgg la nit ñi dañuy ne Jakarta du métier mais gis nañu ñi nga xamante ni ñu ngi defar seen adduna di am loolu ak loolu ci biir parce que dañu respecter lu ñuy def dañ ko gëm. donc mbir mi nga xamante ni gëm nga ko nag nga am ay politiciens yi nga xamante ni ñëw nañ la demander sa kaddu nga jox leen kaddu boobu ñu dem ci assemblée nationale kon ñooñu tey dañu war a déglu xam lan mooy suñu mbébét nag weesu lu dul ñu gën ñu jox gëdd. ñu xaar ci ñi nga xam ne ñoo nekk dem assemblée nationale di waxal askan bi ñu porter combat boobu pour maanaam ñu modifier arrêté boobu def ko en loi mais buñ koy def en loi aussi donc ñu diisoo ci ak les vrais acteurs. donc parce que boo woowee ñoo xam ne xamuñu luy Jakarta c'est des lobbies di waxtaan ak ñoom donc toujours jafe-jafe mooy am ci secteur bi ak fan lañ parce que tollootuñ fu ñuy topp ci état naan ko kaay organiser wu ñun ñooy organiser wax état fii lañ bëgg a jaar te loolu la ñuy xaar aussi ci nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale ñu xoolaat l'arrêté portant réglementation des vélotaxis au Sénégal muy arrêté 8903 ñu def ko en loi te balaa ñu koy def loi aussi donc ñu waxtaan ak les vrais acteurs. lu ñuy dugal. dafa bëri ci wàllu pièce ci wàllu carburant ci wàllu dépense quotidienne yu ñuy joxe njaboot gi et cetera donc yaakaar naa ne tey on a besoin ñu jege ñu accompagner ñu aider ñu donc nit ki nag da nga koy laaj li mu bëgg mais bul ñëw rek defal ko dara mu mën na nekk sax bëggul lool mais tey nañu jege laaj ñu lu ñu soxla comme ça ñu mën ci dem ak ñoom. jox ñu responsabilité jox ñu li nga xamante ni moom la transport yellool. donc auto emploi la ñuy def ñun ñoo jëndal suñu bopp suñu moto ñun ñoo yoral suñu bopp donc tey dañu war a am beneen considération ci ñun ñi nga xamante ni ñooy dawalkatu moto Jakarta. mu ngoog di am yaakaar bu baax a baax nañu seen samp seen ndënd dégg nañu seen i mbébét yéen ñooñee di yëngu kon ci wàllu Jakarta. bu ñu jógee ci terrain bi dañuy xuus dem ci internet gi xool campagne bi lan moo ca gën a fës loolee nag Mamadou Ndiaye moom lañ ko gàll mu mel ne yegsi na si plateau bi Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ibou Kane di nuyu téléspectateurs yi internautes yi ñuy suivre ci suñu hashtag sunu législative 2022 wala ci TFM miin nañ hashtag bi vidéo bu ne dañ koy jot rawatina aussi ay informations en temps réel wax nga ko sànq campagne bi du rek ci terrain bi virtuel bi aussi ci la bokk ndaxte yu ci bëri candidats yi dañ koy daal di partagé ngir gën a mën a waxtaan ak wala jokkalanteeg seen ay militants grâce à réseaux sociaux yi.
grâce à réseaux sociaux yi wax nga ko liñ ci nemmeeku yenn candidats yi di wone ci yenn vidéo yeneen fem yoo xamante ne bokkul ak dara politique gi. rawatina bu ci mel ni Pape Djibril Fall mi jiite MPR les serviteurs mu nekk image yi nga xamante ne wala vidéo bi nga xam ne tàmmuñu moom di ko gisee noonu waaye day wane ni moom sportif la wala tamit am na beneen i mënin bu dul rek ci politique bi wala yi tamit ci journalisme bi nga xamante ni ci lañ ko gën a ràññee ñu dégtal leen vidéo bi. Pape Djibril Fall en mode kung fu wala taekwondo. Bah. naan Pape Djibril dafa mel ni lii de karaté la gën a ndróol de wala day xaw a xoxutal yeneen candidats yi waaye du rek mbirum violence yi tamit baax na ci moo taxit vidéo bi elle est devenue virale grâce ci réseaux sociaux yi gis naa ko Facebook Twitter Instagram ba ci TikTok bi en tout cas encore une fois di ko souhaiter bonne chance beneen bi beneen ambiance la bu xew fële ca diggante Xombal ak Ngoundiane maire Ngoundiane bi di Mbaye Ndione moom mi nga xamante ni ci parti au pouvoir bi moom tamit ambiance bu am solo ci week-end bi meeting bi nga xamante ni waa APR wala Benno Bokk Yaakaar amal nañ ko foofu ca diggante Xombal ak Ngoundiane. voilà Ibou day wane ni rek meeting yi du rek kàddu yeeg discours yi parfois ambiance yu am solo comme ku ci mel ne bu Mbaye Ndione mi di maire Ngoundiane leneen li beneen xibaar la boo xamante ni ñu ngi ko taataane ci page Facebook bu Mamadou Lamine Diallo bu Wallu moom tamit dafa yëgal kii di Aminata Touré que ni donte nanguwul wala tamit dafa teg ay conditions ngir amal débat bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi ko ci doon woo ku ci mel ni Ousmane Sonko donte antuwul moom pare na pour débattre wala jàkkaarloog ñi nga xamante ni ñooy waa Benno rawatina Aminata Touré mi ngi ko posté ci page Facebook am moom Mamadou Lamine Diallo bu Wallu ci noonu rek Ibou la ñuy tënkee li nga xamante ne mooy campagne bi ci réseaux sociaux yi xanaa gën a ñaax sénégalais yi surtout ñi nga xamante ni ñoo connecté nekk ci réseaux sociaux yi ñu dem jëli seen carte électeur li ci des bareetul fii ak 31 juillet incha allah ñu amal wote yi ndaw ñi ci boppam commencé nañoo partagé genre affiche yu ni mel ak hashtag bi di waa Sénégal vote rawatina aussi ci Facebook bi Twitter ak Instagram comme ni ngeen koy gisee noonu ci écran bi Ibou Kane lii la ñu leen indiloon tey ci campagne xanaa jox la dig daje ba suba incha allah. ba suba ak jàmm Mamadou Ndiaye ñu àndaat ak moom ci campagne ak yeneen xibaar yu gën a fës ci virtuel gi maanaam réseaux sociaux yi. ñu jeexalee ak agenda campagne bi coalition yi ni ki ëllëg yemook ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru sulet Aar Sénégal kon moom mu ngi ci banlieue bi ci Thiaroye ak Pikine lañ koy xaarandi bokk gis-gis liggéey dinañ dem comme ñoom it ca Guédiawaye ak Pikine les serviteurs MPR ñoom ci diwaanu Mbour Bambey Xombol ak Thiès coalition Natangué ak coalition Bunt bi moom ba léegi seen programme yëg si wuñu jéem nañ fexe nag jot leen ngir xam fan la ñu nar a dem ëllëg waaye ba léegi antu Wallu dina nekk ca Dagana Richard Toll Rosso ak Rosso Sénégal Yewwi Askan Wi moom liste départementale bi kon dina nekk ci Dakar Mermoz ak Sacré-Cœur Benno Bokk Yaakaar ak tête de liste ba di Aminata Touré ñoom ñu ngi leen di xaar ci diwaanu Saly Ngazobil Joal Fimela Ndiosmone ak région bu Fatick kon mbokk yeeg xarit yi fii la ñuy tàggoog yéen ci journal de la campagne dig daje ëllëg ci yeneen xibaar yu soxal campagne électorale gi jërë ngeen jëf.